Madame Derviche, Madame le maire, femme de développement, teewal fi tey jii conseil teewal fi comité consultatif de la femme moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant ci teewaay bi. Honorable député ñu ngi lay jox sa wàccuwaay sa taxawaay rafet na lool yaa ngi ñuy tette dina gunge di la gërëm di la sant. dellu aussi di gërëm di sant madame la maire représentante maire de la ville monsieur Babacar Diop ñoom it tamit dëgg yàlla gis nañu seen teewaay ci kër gi. soxna Salimata ñu ngi lay jox sa wàccuwaay sa liggéey rafet na tam ci employabilité bi nga nekk di mujjee tamit sama partenaires yi ENDA ECOPOP waaye du danoo tuuti wala danoo sorewul ci man moo tax ma mujjee leen toogaay bi rek la gis nañ seen taxawaay li ngeen fi indi tamit xeebuñu ko ñoo ngi leen koy gërëme di leen ko sant te di leen dalal seen xel ànd bi dina yàgg incha allah ndax jigéen ñi yéen la ñuy wër yéen jigéen ñi ngeen di wër yaakaar naa ne sotti si ak def la yéen ñi fi teewu sa suba ba léegi ndax am na ñu fi ñëw ca 9h ba léegi toog di xaar te ba tey mi ngi lëndëm mais gisaguma ko jóg dem aw ma seen fay ndaxte du man ngeen wii si sax jigéen ñi ñoo watu ñu ñoo watu suñu biir. directrice ma lay xamal ni benn particularité bu am tey jii fii particularité bi mooy du 1 franc bu ñu yëkkati kenn cotisé wul ñun suñu biir ñoo toog waxtaan déggoo muy plateforme régionale des femmes leaders ndax xar day weesu mbote ci département bi rek lañ ko doore woon waaye waxtaan bi rafet liggéey bi rafet ci biir femmes yi wane seen bopp saa su ne ba ñeneen département yi ni ne ñu ñëw bokk par force sax lañ duggee ndax danoo nëbb sax seen département ba ni sarax ci biir mujj gi ñu yaatal ñu ñëpp ñu àndandoo ni élus yi ci boppam ñoo àndandoo yàggul vague bu mujj bi 50 élus des 3 départements ñoo duggandoo ñu daal di ni kon nañu dindi plateforme départementale mais léegi nañu wax plateforme régionale des femmes leaders loolu yaakaar naa taxawaayu jigéen ñi Thiès moo ko waral kon tey suñu plateforme boobu dañ ni képp ku ne ci domaine bi ngay yëngatu ci secteur bi nga ne foofu ngay wane sa bopp femme transformatrice njëkk taxaw ni danañ ñëw def démonstration culinaire ci li ñuy jaay ci li ñuy liggéey danañ ñëw soit ñu ñëw toog wane suñu restauration wane suñu mëneen foofu ou bien danañ ñëw sax def exposition temps bee ko matawul ngoon si xat lool ñu jógee fanaan ni Dakar ñëw forcé ko sama baat bi ku ko dégg sax xam ne mel lu woon nii de waaye su ma toogoon dinañ ni kii wérul ndaxte yaakaar naa ni bés bii rek la ñu am ñu waaj ko ci juróomi fan rek kon luñ ci am dañ koy sant yàlla te nag c'est une réussite totale ñu ni neen la ñu ni neen kii di nekk par ma tax la exemple événementiel di ci liggéey ni may indi bâche indi chaise madame si ni may indi bâche may indi chaise kenn ki nga xamante ni mi ngi nekk ci média bi dama koy joxe exemple muy maam seet mu def liggéey bi set ni communication bi duma ko bàyyi ñëw leen ngeen def seen page publicitaire autant de personnes que vous voulez ma jàllale leen sama rajo defal leen jàllale leen ci émission yi defal leen lépp su ma fi doon lim duma arrêté jigéenu Bambey ni duñ ko bàyyi danoo dugg seen groupe yi dugg ci département bi dugg ci commune damay lim su ma limee duma arrêté gis nañ fi waa Goudiaby ñu ne ñu ngi ni dañuy ñëw wane suñu culture gis nañ fi duma taxaw sama yaay Fat Jara semaine yàlla newul Derviche newul na moom xam na ni sax sañul bañ a ñëw kon su ma leen di lim par benn duma arrêté kenn ku si nekk mën naa taxaw kenn ku si nekk dama su ma sa taxawee rek maa ngi gis mère Awa Ndiaye Yacine 1 mois ngi nii nelawunu moom Yacine Ba donc kenn ku si sama bëggee lim 2 change siège lan fi teg macha allah yëpp fees su kon du la jeg di ngeen ma koy jéggal di wax dëgg yàlla rek émotion sax daf maa jàpp mënumatuma sori ndax juróomi fan rek lañu waxtaan nan leen taxaw ñu ñëpp ñu àndandoo am ci lii directrice ñi mënuma leen a fay ñoo ma bëggal seen bopp ndax man xaw ma fi dara dëkkuma Thiès affectation laa fi ñëw mais ñu boot ma rogganti ma man su ma waxee dañ koy def une comme parole presse dañ ciy ànd ñoom ñëpp te di ma ci gunge sax nag ci sama bëgg-bëgg kon man loolu man mënuma leen a fay man defaluñ ma ko tamit ndax plateforme bi rek lan laay ñëw it ñun ma yaa yor coordination mënoon naa yem sama service ñu am seen plateforme daat ni nañ ko jox jëmb caam mu yor ko nan ko jox soxna Ramatulaay mais dañ ni yow lan kay bàyyeel nga yor ko
kon ba léegi rek su ma doon wax du ma jeexal comme ni ma ko waxee di leen gërëm encore une fois di leen sant di leen sargal ci bés bi sore ngeen trop ci man liggéey naa département yu bëri jaar naa région de Thiès nekk naa départemental Dagana woote fa ñu wuy si ma nekk Kébémer woote fa ñu wuy si ma ñëw fii mais li ma am mbégte bi ma yëg fii ñenn ñi danañ ma mere de waaye yàlla tax may wax aw ma ko feneen ndax bu bési tey bi rek moo ko firndeel kon plateforme baa ngi noonu jigéen ñu am jom ñu am Pastef bëgg li ñuy def xam développement ñëpp femme de valeur kon tey ban ne dañuy sargal xamatuñu choix bu ñu war a def dañ ni non nanu bàyyi dañuy bàyyi ba beneen man sama bopp ak ñeneen ñi nekkoon ci comité technique restreint bi ñu waxoon saa yi ñu yëkkatee kenn ñu ne waa diw nag ñu ne nanu bàyyi waaye ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak ñun nekk ci waañ wi nekk ci organisation bi noonu nañ leen defal attestation de reconnaissance ñi nga xamante ne jigéen ñu jàmbaar la gis nañ leen ñu fes si njaayum fur na jàmbaar bi ci animation bi nañ leen sargal kon tey jigéen ñi fi toog ñëpp lañu sargal di gërëm di sant sama xale yi man duma sax toog service ba ñu bëri man xam madame Ndoye dañuy ñëw naa ana madame Ndoye madame Ndoye yi ngi nii woo soxna mu génn sama ñaari xale yi ñoo yor service bi muy soxna Ndoye di fat dem faat ñu fi toog xam na li may wax ay xale yu jàmbaare ma bëgg nag la koor wax si ñoom may jox yóbbante di def seen plaidoyer li la koor dafa war a wax si ñoom jaabante nan ba sonn ñoom ñooy dem ñooy dikk ah ma directrice defaat naa plaidoyer boobu de nañu wax si ñoom mu leer buñ leen yóbbu fenn nag dañ leen di bàyyiwaat fii si ñun waa Thiès sax la nañ leen min nañu secteur bi xam nañu jigéen ñi. développement durable nag buñ ko waxee dafay fekk ñi dafa am lu commencé woon dafa am lu ñu commencé woon te eggagul wala mu nekk ci yoon di dem am yoo xam ne daf koy gàllankoor muy les changements climatiques yoo xam ni jigéen ñi dañ ci am taxawaay. balaa may continuer damaa fàtte présenté wu man maay directrice de l'équité sociale ku wax équité sociale wax inclusion sociale wax lutte contre les inégalités sociales ñu dénk ma ko may liggéey lu bare ak personnes handicapées. D'ailleurs am nañu benn programme bu mag a mag boo xam ne war nañ kaa démarrer incha allah buñ ko démarrer defe naa ni ñëpp ñoo xam ne ay personnes handicapées nañu rawatina jigéen ñi parce que man jigéen ñi laa faral daan ci gis seen bopp bu baax a baax. maa ngi leen di sargal bu baax ndaxte jigéen ñi dañoo jara sargal am na ku ko fi wax rappelé na historique duma si dellu si waat waaye ñuy wax ni ñuy féetee 8 mars dafa daan nekk avant-première pour quinzaine de la femme pour ñi nga xam ni xam nañu bu baax lan mooy quinzaine de la femme ndaxte léegi ak changement institutionnel li moom moo tax mu changé parce que ku ñëw da ngay bëgg indi lu innovant ba nga xam ni des fois dana sax nësaxal li nga xam ni jigéen ñi dañ ko am war ko wane te duñ ko mënati 8 mars dafa daan nekk avant-première ñu énoncé thème bi après réflexion comme ni mu ko waxee def ay commission taxaw ci wane seen man-man taxaw seetlu parce que 8 mars nag dafa nekk date boo xam ne dafa am maanaa si jigéen ñi ndaxte boobu lañ leen reconnaître seen ay droit lu ci mel na droit au vote lu ci mel ni beneen droit moo xam ni droit au travail parce que jigéen ñi dañ leen daan bàyyi rek ci kër yi ñu toog di garder xale yi ak di def les tâches ménagères donc loolu moom moo tax ñu xam ni benn fan bi du doy ñu commencé nag à partir de cette date là jëm 15 jours yoo xam ni jigéen ñi dañ ciy génne seen bëbët en général quinzaine de la femme dafa daan permettre jigéen ñi ak seen ay organisation ak seen ay kuréel ñu wane def lu ñu doon wax mémorandum nag jigéen dañ ciy tënk li nga xam ni moom mooy seen ay mbëbët li nga xam ni moom mooy obstacle yi nga xam ni moom mooy tax ñu avancé wu ñu wala fi ñu bëgg yegguñu fa ndaxte bu ñu daan def mémorandum dañuy jël pàcc yépp yi nga xam ni concerne la famille ñu daal di ko ciy dugal
dafa daan am santé am ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo daan saytu thème bi nga xam ne moom lañ joxe woon daaw indi résultat yi ñu partagé ko ba pare ñu soog a jàll ci li des donc dafa daan am étape par étape loolu moom moo tax bi ñuy dox di dox ba àgg ci loi sur la parité mu ñu tuddee que la longue marche vers la parité parce que xëy ñu xëy rek daal ni parité dañ koy revendiquer ndax dañoo gisoon ni jigéen ñi ku fal ñoom ñoo la fal ba pare te ñoom duñu falu loolu moom moo tax ñu ni au moins bu ñu tegee benn jigéen nañu teg benn góor bu ko defee jigéen ñi mën a accéder ci instance de décision yi mën a fa am taxawaay mën a jooyanti seen yi nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel ci biir kër yi donc loolu moom moo indi tey jii ñuy fêter 8 mars ñu daal di ñu wax ni ci thème bii na ngeen ci waxtaan mais jox ñu ay sous-thème ndaxte autonomisation buñ ko waxee du tey rek la commencé autonomisation mooy nit ku autonome nit koo xam ni am na pouvoir d'achat am na pouvoir pour baatam ñi nga xam ne en tout cas ñoo ko dénk baatam ñu mën leen eggale fa nga xam ne ñoom mënuñu faa egg donc loolu moom mooy autonomisation économique autonomisation sociale autonomisation boo xam ni itamit dafay fexe ñi nga xam ni ñoom ngay àndal di liggéey ngeen mën a boole seen ay doole ndaxte lu kenn mën ñaar moom moo ko dàq foofu nag dañ fay pour loolu tuuti rek pour daal di féliciter madame Ndoye mi nga xam ne dafa teg plateforme bi parce que léegi nag li ma leen di wax mooy nous sommes à l'heure des grands rencontres ak à l'heure de saisir les opportunités pour la mise en place des réseaux nit ñi bu ñu amul ay réseaux yoo xam ni dañ ciy liggéey di ci sottante ay xalaat dañuy nekk rek di topp am na ko ko fi wax léegi nee nañ céréale locale nañu ba sonn céréale locale bi léegi di nga gis ay organisation de femmes yu koy defar sax weer ba du baax muy guus di indi ay problème donc yooyu yëpp dafa am ay renforcement de capacité yoo xam ni ndaxte nag la ñuy wax mooy jàng du wees am na ko ko fi wax léegi nii dañuy innover il faut que ñuy innover ndaxte léegi ci biir innovation boobu am na ay organisation yoo xam ne dañu commencé woon céréale locale léegi ñoo ngi defar kii bi ñu defaree laaxu caaxaan def ci sànqal def ci gerte gi ak yooyu ak yëpp ak gax ak ngurbaan yooyu yëpp ci innovation la parce que bu njëkk ba loolu amul woon bu njëkk nit dañ daan def rek araw def cere daal di yaakaar def sànqal ak mboq bi ñuy gar daal di yaakaar ne ñoom ñoo sa nekk donc yooyu yëpp ay innovation la mais innovation majeure bi nga xam ni moom la femme transformatrice yi war a def mooy ñu dem ba am seen label lu jóge Thiès ku ko gis xam ni lii Thiès la jóge te loolu li koy tax mu am moom mooy ñu exploiter normalement yi nga xam ni gàncax yi nga xam ni moom moo am fii ci biir Thiès du waa Dakar dañuy def transformation rek que waa Thiès xam nañu fii la légumes yi yëpp fii lay jóge bu ñu demee département de Mbour am nañu fa ay ñuy géej gi mi ngi fa produit halieutique transformation bi donc yooyu la waa Thiès war a bay seen waar comme ça buñ ko génnee ñu xam ne ku ko xool xam ne lii kat Thiès la gis parce que lii kat Thiès kese lañ koy bayee donc loolu moom mooy saisir opportunité boo xam ni dafay tax nga mën a exporter mais également nga mën a saisir marché yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen gox-goxaan yi ba nga xam ni yéen bu ngeen da ngeen nekk en réseau kii dina mën jaay moroomam lii keneen ki mën a jënd ci moroomam lële donc loolu lu am importance la loo xam ni bëggoon nañ ko partager ak yéen ci autonomisation mi ngi commencé guddi mais li ñu bëgg ngeen xam ko rek mooy foo toll da ngay dégg ñu naan femme leader nag du ko bëgg nekk femme leader rek nekk femme leader taxawaay la femme leader jàng la mais femme leader tolluwaay la ndaxte mënoo ñëw di jiite ay nit te mënoo reconnaître ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa biir kuréel ku ci nekk la mu man yàlla doomu aadama bu mu bind bu nekk rawatina jigéen am na potentiel boo xam ne mi ngi nelaw ci moom femme leader kese moom moo ko mën a yee ànd ak moom liggéey
mais femme leader aussi dafay mën a xëcc ñi nga xam ne ñoom la bokkal kuréel ba nga xam ne dañuy ñëw tolloog moom ba moom bu fi nekkul ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo topp si moom mën a doxal li nga xam ne moom la daan doxal. mais li ñuy wax rek ci àndu jigéen man d'accorduma ci parce que nit bu xamul du xam fan lay dem te nit ñi jigéen ñi ci seen bopp dañ leen war a xamal fan la ñu war a dem pour yokk seen koom-koom yokk seen xam-xam mais également yokk seen ay jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee. nit ñi nag dafa am loo xam ne tout le temps dañ ciy nekk moom mooy par exemple su ma gisee tey jii madame Ndoye di jaay fourneau waa ENDA di ko jox muy jaay ñu gis madame Ndoye xëy suba jënd oto rek ñëpp ñu doon def transformation bàyyi ko ni fourneau yaa am xaalis. donc ku ci nekk li nga nekk doonte jaay gerte la na nga fexe ba ku ñam sa gerte ñawaat ko loolu moom mooy leadership. loolu moom mooy autonomisation ku nekk ci li nga nekk na nga fexe génn ci xarañ boo xam ni ku ñam sa yëf ni kii kat loxo diw la te loolu man ngeen ko parce que ni ngeen doore te booba dara dul dara ndaxte financement yi nag léegi la commencé bëri nii mais ñi nekkoon ci développement bi xam ni financement bala nga ko daan am dangay daw Safa ak Marwa soog kay am na ñoo xam ne sax dañ leen daan xëcc jëlee leen si développement yóbbu leen ci politique bi pour ñu mën a am financement